أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذرياته وأزواجهم أجمعين. mbokk yi suivre suñu chaîne Héros du Ciel ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen baalu àq te di ñaan yàlla mu boole ñu yiw bi ñu fi jàllale yépp. tey nag xam naa bu ñu waxee 29 décembre ñëpp seen xel dafay dem ci juddu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ibnu Cheikh al Khalifa Abou Bakr Sy. moo tax suñu seen Héros du Ciel ñëw ak yéen ci plateau spécial boo xam ne dañ koy def ci Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. ñu ciy ànd ak suñu ñaari mbokk di maam Cheikh Tidiane Sy Diop ak maam Cheikh Tidiane Sy Ndiaye. xam naa kenn ku ci nekk ñu lay nuyu bu baax te di la jox aussi sa wàccuwaay. ñoom ñaar ñëpp di ñëw ak ñun ci thème yu am solo. bu fekkee Seyid Cheikh di ñëw ak ñun ci dimension spirituelle bu Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. bu ñëwaatee tamit ci Seyid Cheikh moom tamit di ñëw ak ñun ci dimension intellectuelle bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. xam naa ñu leen di dalal jàmm di leen wax maam Cheikh asalaamualeykum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وزير وجن ثم ذي قد فم وعين وحين والشياطين وظالم ومنافق وذي حسد ومن تفسق يا رحمن النجيني من النصارى ومن خفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قال ادعوني إني دعوتك ذا خوف فقص بيدي يا جاعل الحال بين الكاف والنون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ دام نيجي لي نيو bu baax te di la ziara di ziara mbokki internet yi nga xam ne ñooy suivre Héros du Ciel di leen ziara di ziara ki nga xam ne moom la ñu bokk ak plateau bi di sunu frère maam Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye di leen ziara bu baax di ziara mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre. kon kooku mooy suñu mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Diop Safina FM. kon dañuy ñëw ci suñu mbokk Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Ndiaye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وربك الأعلم الذي علم بالقلم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ñu ngi nuyoo di ziyaare di baalu àq di nuyu bu baax Oustaz Dame ak suñu turandoo suñu mbokku jóobeen bi ñu janal wi Cheikh Ahmed Tidiane Diop di rafetlu bu baax invitation bi ngeen def ak ñun ci plateau 29 décembre bi jëm ci suñu wàllu turandoo muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. kon mu mel ni dañuy dugg directement rek ci suñu thème te mooy dimension spirituelle bu Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum te maam Cheikh Tidiane Sy Diop di ñu ko defal, ak bi nga xam ne dimension intellectuelle la bi nga xam ne mu ngi jëm ci suñu Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Ndiaye. xam naa jataay bi war na am solo parce que ñaari njóobeen yu séq benn njaayeen la, kon nag bu ko defee ñuy ñëw rek ci dimension spirituelle bu Serigne Cheikh, parce que ku ne ku wax Serigne Cheikh rek di nga tudd spirituel, parce que ku nekk gis nga li mu ci liggéey. kon loolu nga xam ne moom la ci def ak moom la ci yaatal dañ ciy ñëw ak suñu mbokku Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Diop mu ñëwal ñu ci dimension spirituelle bi, ñëwal ñu ci juddu Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy spirituellement.
jërëjëf oustaz Dame ci laaj bu am solo boobu comme ni nga ko junjee ci question bi muy dundam ci wàllu suuf yi waaye itam nga wax wàllu juddoom d'abord ndax ci biir juddoom mën nañ ci jàngat moom wàllu spiritualité am juddoom nag moom moo ñu ko nettalil boppam ca xasida bi nga xam ne amoon na ci rendez-vous digganteem ak turandoom ci biir ci lañu wax moom juddoom ca mooy wala qad wulidtu wa li ridam bi wiladati li wiladati fi manhaji tijani wa li annani summitu min amrin bihi fa jazal ilahu fatan bihi thamman wala qad wulidtu wa li ridam bi wiladati ولقد ولدت وليدا بولادتي loolu tënk na sa laaj ndax dafa am loo xam ne Serigne Babacar daf ko liggéeyal Cheikh ca seen rencontre ba ñoom ñaar ba Serigne Babacar si di wax talaat lana shamsul huda kushifat duja liman ihtada loolu mu wér la ne kon Cheikhu Tijaan yi xam na ne bu Serigne Babacar delloo digganteem ñoom ñaar seen waxtaan bu delloo ne lii mburaake la bi ma jëlee ci Cheikh dina tuuti ci moom xeeb na ko lan la koy faye mooy mu jox ko boppam moo tax nga gis wala qad wulidtu wa li ridam bi wiladati li wiladati fii manhaji Tijani waaye wali annani summitu min amrin bihi fa jazal ilahu fatan dellu ci Serigne Babacar si bihi thammaani ndax moom mottali yéeney Cheikh kon moom wax nanu laataa muy juddu kon ndax am na ci ñoo xam ne seenu juddu dafa am lu ñuy ñëw ngir confirmer ko am loo xam ne moom la ñuy ñëw ngir mottali ko ndax seen mission du fii la tàmbalee mais fële la tàmbalee am na ñoo xam ne nag bi nu juddoo la leen mission dab mais am na ci ñoo xam ne laataa ñuy juddu la ñu programmer seen mission commencé ko foofu officialiser ko foofu bu ñu ñëwee nag ci àdduna fi lañ fi mottali rek la ñuy def xëy na nag ci juddoom ñu bari dañuy wax 29 décembre moo gën a siiw donte am na sax ñeneen ñu wax 31 décembre mi ngi ci mais xëy na li gën a wér te gën a siiw mooy 29 décembre 29 décembre 1925 gis naa aussi ñu bind 29 décembre 1927 pour wax la ni histoire li ñu waxoon histoire dina dem ba dof loolu nag ñiy bind war nañ ci gën a bàyyi xel xam ne 1925 la mais pas 1927 loolu nag maa ngi koy bàyyiloo xel ñiy bind ñu gën a fàttaliwaat nit ñi ba ci histoire mag ñi léeg-léeg nga gis ñu dem ba réeral xaqiiqa bi di bind leneen di wane ne lii moo nekk te fekk na loolu nekkul donc ma nga gane àdduna ca Ndar ci ay wuyjur yu tedd ku ñuy wax maam Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu di aarif billah ak sunu maam ju tedd ja maam soxna Aïchatou Kane nekkoon koo xam ne itam cëram ca yàlla kenn xamul na mu toll ñii nag ku ñu meññ ñu am yaakaar ci moom waaye nag moom dundam tënkuwul woon rek ci ñii ñoo ko meññi wala du cheikh ka cheikh déedéet mais moom dafa am lu mu tegoon bëtam parce que dañ ko waajal démb foog mu ñëw mottali yéene mag ñi ci moom donc ci wàllu spiritualité boobu xale du ñàkk dinañ ci gën a xuus ca kanam tuuti ndax dafa am loo xam ne ndono la boo xam ne dafa jógee ci yonent bi mawaahibun tati taaratan min ilahihi uxra min al aqtaabi an silki xaalihi jaar ci Seydil Haaji Malik jaar ci maam Serigne Babacar Sy ba keroog mu wàcc ci moom ñoom seen dund noonu lay demee ndax du fii la ñu tàmbalee mais fële la ñuy tàmbalee kenn ku ci nekk nag bu sa mbir yegsee rek nga daal di doxal sa mission ci sa biir mission nag sa dund ci la ñuy jàngee aspect bu nekk ak fan la am na ci boo xam ne spiritualité bi daf ciy dugg mais moom dundam dafa bari aspect boo mën a laal ci moom maam dina ci ñëw incha allah ci wàllu intellectuel dundam ci côté boobu loolu daal la ñu mën a tontoogum sang ci loolu incha allah. mbokk yi kon ñoo déggandoo suñu maam Cheikh ni mu leerale ci question bi ñu ko joxoon muy juddu ki nga xam ni moom mooy turandoom Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy ci anniversaire am bi nga xam ne mooy jour bi mu juddu woon di ak ni mu ko leerale ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax di ko sant muy
29 décembre 1925 kon fàttali boobu ak junj boobu ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax xam naa tamit ni mu indee juddoom ci la xad wulitu ñun ñëpp déggandoo nañ ko wala xad wulitu wali ridan kon foofu histoire yi ñuy wàccee yépp ci côté juddu maam Cheikh day dugg ci li oustaz wax muy la xad wulitu wali ridan wiladati fi manhaji tijani waaye oustaz dafa ñëw wali an na ni summitu min amrin bihi kon boo déggee par des fois ñuy wax ne maam Cheikh bu mu ñëwee dafa indaale turam yooyu yëpp dafay indi min amrin bihi summitu min amrin bihi kon oustaz ñu ngi lay jaajëfal macha allah leer na xam naa kon dañuy jógee ci côté spirituel bi ñëw ànd ak yéen ci côté bi nga xam ne moom mooy côté intellectuel bi di ci ñëw ak suñu maam Cheikh Ahmad Tidiane Sy Ndiaye xam naa moom fu ñuy njëkkeek moom rek parce que dañuy ñëw ak ñoom ci xam-xamam maanaam maam Cheikh xam-xamam intellectuel am maanaam boo ko waxee rek il faut nga xuus ci xam-xamam xam-xam boobu nag dañ ciy ñëw ak moom ci côté intellectuel bi di ko ci bàyyi xel pour mu leeralal ñu ci moom suñu maam Cheikh Ahmad Tidiane Sy Ndiaye. donc lu ñu mën a indi rek déjà ci wàllu xam-xamu Serigne Cheikh mooy pensée la mais pensée la boo xam ni diine tënku ko tariqa tënku ko il faut que nit ñi bàyyi ci xel il faut ñu bàyyi xel ni pensée Serigne Cheikh lu mu indi la bàyyi ko fi pour la race humaine donc képp ku ko dégloo war nga ci mën jëriñ déjà donc pensée bu universelle la soo ko bëggee tënk rek comme li mu doon wax kii fiir alxuraan te fi mu toog fa su fa yéen a jóg sañul weesu sàkketam génn pour dem firam du weesu sàkket boobu donc xam-xamam noonu la mel mais particularité bi tamit mooy profondeur bi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy di waxee profondeur bi mooy tax ba souvent pour nga dégg discours am dafay jafe yenn saa yi mën nga di ci gëstu mën nga di déglu conférence am mën nga di xool ay bindam ci tubaab wala ci lural arabiya mais da ngay dem ba ci biir nga gëlëm wala nga réer ci matul une semaine dafa am ku ma woo téléphone ñuy waxtaan mu ne ma dafa doon déglu Serigne Cheikh benn Guinéen la wala fam nag setul noonu mais nee na ma dafa xaw a réer ci biir waxtaan yi parce que daf ko dégg muy tudd ci gàmmam bu mujj benn soxna su tawat di wax ni yàllaa ñu ngi fi indi ba pare dañu teg loo xam ne ñun laajuñu ko mais ñëpp wax ni soxna si mi ngi weddi yàlla Serigne Cheikh ne weddiwul mais dafay saalit te caalit xeet la ci ñaan te pourtant gàmm mu def dégg na ko feneen fu muy condamné ki caalit mooy ci gàmmu 2003 bi ñu demee ba di ko laaj ndax bu mettit bi àggee fenn fi buñ la gaañee ci xeer ndax sañ nga onk donc loolu il faut que bu ci nekk nga xam ci ban contexte nga koy placer loolu moo tax waxu Serigne Cheikh compliqué parce que dafay wax souvent mais li muy wax mën na dellu ci dimension bu philosophique il faut que nga xam lan la ci jublu wala lan lay waxee comme ni alxuraan di tëddee mën na wax fekk waxam dafa laaj benn dimension bu numérique ci dafay waxee parfois ci wàllu lettre dafay waxee parfois ci wàllu chiffre ci arithmosophie dafa am domaine bu ñu tuddee arithmosophie mooy adat yi ñuy def nga xam ni araf boo jël wala tur boo jël dafay am lim bu tollool par exemple ñëw gàmmu rek joxe ñaan ni nañu jàng fatiha jàng juróom-ñett suuratu Quraysh mujj gi mën a juróom-ñett lu am solo la soo ko taxaliwul mais foofu rek secret bu fay génnee ci wàllu chiffre ñu bëri dañ ci am problème donc exemple la ci wàllu penséem te fekk ne mag ñi buñ lay wax juróom-ñett liñ ciy jublu mën na nekk di la wan benn cër boo bëgg a jot te bala nga cee jot am feneen foo war a jaar par exemple su fekkee da nga bëgg a jot ci sunu borom foog nga jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tur bii di Allah muy 4 lettres bii di Muhammad muy 4 lettres donc foog nga boole ko muy juróom-ñett boo ko tàqalee rek nee na mën na jur apocalypse donc loolu doy na ci exemple mais boo xamul da ngay defee ne day wax noonu wala li muy wax dafa am ñu privilégié ñu ko moom fekk xam-xamam mën na ko indi ci lettre mën na ko indi ci chiffre mën na ko indi ci leneen donc loolu moo tax mu xaw a nekk lu jafe parce que bu ñu nee dimension intellectuelle intellect benn la mooy wàllu aql ci faculté yi nga am en tant que nit di ko utiliser mais
ku ci nekk fi sa mantiq toll foofu la sa intellect di toll donc loolu moo tax dégg-dégg yi di wute kii mën na bañ a dégg kii dégg ci tuuti kii dégg ci lu ci gën a kawe et cetera donc penseem daal dafa mel ni géej goo xam ne soo teeyul rek mën nga lab ci biir donc loolu la ñu waxoon ne dinañ ko ci indi li ci des Cheikh Ahmed Tidiane Diop yaatal. xam naa oustaz ñëw na ci wàllu pensée Serigne Cheikh ak ni mu ñu ko leeralee pour wax la ni Serigne Cheikh ni ko oustaz indee muy maanaam li mu wax mën na bañ a firi li ngay dégg maanaam parce que moom mën na jël benn affaire mu codé ko comme ni mu oustaz expliqué sànq ci chiffre parce que ni mu waxee ci gis nga boroom xam-xam yi wala boroom xam-xam yi intellectuellement mën nañ waxee yow ci chiffre mën nañ toog fii comme que chiffre xaraf yëpp dafa am ay chiffres yu ñu ko war a yu ñu leen di woowee may wax ak yow ci côté boobu kon oustaz ñu lay jaajëfal bu baax yow tamit xam naa leeral bi macha allah am na solo xam naa bu ko temps bi mayeetee dañ lay defal conférence rek nga gën ñoo leeral ci xam-xamu maam Cheikh xam naa bu ko defee dañuy ñëwaat ak ñun ci dañuy ànd ak yéen ci côté spirituel bi comme niñ ko àndee woon ci premier point bi ak suñu maam Cheikh Ahmad Tidiane Ndiaye wala Diop xam naa fi ñuy ñëw mooy nash'atuhu maanaam nash'atuhu nan lañ ko mën a déggee moom Seyid Cheikh donte le oustaz laalal nañ ci sànq bi muy wax mawliduhu waaye dañuy bëgg rek mu boole ko ak taalimuhu xam nga maam Cheikh dafa yéeme parce que oustaz léegi indil nañu pensée ci côté intellectuel pensée bi nag ci spirituel moom lañ bëgg oustaz boole ñu ko ak nash'atuhu xam naa ñu déglu ko rek ci leeral bi incha allah oustaz bismillah. jërëjëf oustaz Dame ndeysaan ci wàllu nash'atuhu ak taalimuhu bi nga xam ne moom nga nu laaj ci góor gu tedd gi li may wax rek ne aussi moom ñun xamuñu ko dañuy ta'wil rek dundam waaw daa am na ci koo xam ne dañuy wax rek ne uhibbu salihina wa lastu minhum la'alli an anala minhum shafaa bokkuma ci ñoom waaye sopp naa leen tey ab yaakaar ëllëg seenu ràmm ndax seen dimension xam leen dëgg-dëgg yombul waaye nag yàlla maye na ki nga xam ne am nga cofeel ci moom liñ la laaj ci moom nga def ci ta'wil ngir ñi lay teewlu mën a am lu ñu jàngatee ci moom maam Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum comme niñ ko waxee léegi ci juddoom ginnaaw bi mu juddoo nag ci bërëb boo xam ne bërëb la bu nit yàlla yu bari gane àdduna muy Saint-Louis ñu bari itam bàyyi ko xel ñu bari fay jaar muy Ndar Sëriñ Babacar Sy noonu fa la gane àdduna gis nga ruy ba mu fa am inna nii qad kuntu min ahli ndari wa maskani biha la daari andari kon moom itam fa la gane àdduna bi mu fa gane àdduna nag fa nu waajalee mag ñi fa la nu ko waajalee xam nga ñëpp jaar nañ ci ndaw mais am na ci ñoo xam ne seenug ndaw tolloon nañu benn moment mën nañ caa duut baaraam mais moom mën nañu wax ne jeunesse am kenn mënu cee duut baaraam lam wax Sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu ne ko bari na koo xam ne ñu ngi lay naw jox la cër te sa béjjaaw a tax ñu jox la cër ndax béjjaaw dina tax ñu wekk nit ndax di nga dugg ak nit ci oto béjjaaw a tax nga may ko mu toog léeg-léeg béjjaaw ba ngay xool te maam noon na béjjaaw yu bari bu njëkk leera ko laloon waaye béjjaaw léegi souci rek la di nga may nit mu toog te fekk sax doo moroomam ndax béjjaaw souci ko dab te yow xëy na souci dabu la la mu wax maam Babacar nag ni ko yow bari na ku ñu naw wala ñuy wekk ko béjjaaw moo tax mais yow sa karaw gu weex sañul tiitaru ci sa kaw karaw gu ñuul te mooy karaw gu weex gi moo léegi moo nekk ci kaw karaw gu ñuul gi ñu naan ko ah bu taxatoon ak man bu nit ñi xamoon sa démba mais am na ci koo xam ne nii démbam karaw gu weexam du tiitaru ci kanam kawaram gu ñuul moom nag ci màggam depuis jeunesse am ba ni ko yàlla jëlee mën nañu wax ne amul fenn luñ koy duutee baaraam ndax waajal nañ ko ci wàll yépp nag
ginnaaw bi ñu ko waajale nag ci waajal yépp nag waajal ko aussi ci wàllu daara am mag ñoo xam ne ñoo ko taxaw ci wàllu daara li ci gën a neex itam mooy mag ñooña dañu dund ak Seydil Hadji Malick dund ak Serigne Babacar dund ak moom tey ma jox la exemple ci ñi nga xam ne jaar na ci loxoom ku mel ni Serigne Aline Gueye ñëpp miin nañ ko ci bindal Seydil Hadji Malick ak la mu bind ci moom Serigne Cheybatu Fall noonu Serigne Moussa Niang mag ñooñu kenn xamul seen façon rek maam Serigne Babacar mi way juróom jàngal na ko soxna Sukan noonu mi way juróom noonu ak ñeneen ñoo xam ne gànnaar la nu dëkk ndax moom mbiram noonu la waaye di nga jàngal nit ba mu yàgg yëg ne ki ngay jàngal raw na la moom loolu dab dal na ko di nga ànd ak am na ci mag ñoo xam ne mujj nañu ñëwaat ci moom ngir mu yeesal leen àndoon ak Seydil Hadji Malick ànd ak Serigne Babacar mag ñoo ñëpp dañu mujj ñëw jox ko loxo pour mu yeesal leen xam nga dégg nga ci gàmm mu ne amu ci kenn ci mag ñi ku sañet dem ci sama turandoo te tàgguwuloo ma loolu lu mu firi mooy ñoom ñëpp mooy seen sëriñ parce que boo demee ba toll ci maqaama boo xam ne nit sañu la dem barzax te bindu la lettre tàggu la ne la maa ngay dem te waxuma la sax xam nga di nga ne xanaa kon ñi bokk ci tariqa bi rek la mais même ñi bokkul ci tariqa bi amul ci ku doon dem barzax te doo ko tàggu waxuñu ne maam Serigne Saliou ñetti weer la ko sa tàggu soog a dem barzax moo ko wax nga gis li mu niroo li ñu niroo ñoom ñaar bari lool fa tabarakallahu loolu nag dafa bari lu muy firi ci wàllu njàngam ak xam-xamam itam afnaytu asbabal xayaati dirasatan wa balawtu kulla wasail al irfan xëy na yooyu dinañ ci gën a dugg waaye daal moom daal mu ngoog ni mu nekkee nii ba ni mu nekkee nii macha allah zéro faute. kon suñ mbokk yi yéen a déggandoo li nga xam ni moom mooy xam-xamam ci côté spirituel bi ni ko oustaz indee ak côté nachatuhu maanaam mam Cheikh ni mu màggee formé woo ko ci kanamu ay waajuram ak kanamu ñi ko doon jàngal gis nañ li ci oustaz wax mu am benn jàngat